nuyu Khalifa si invitation bi di nuyu waa plateau bi gis naa fi sama xarit Philippe Tine bi nga xam ne ñoo nekkoon amicale faculté lettres ak sama yeneen naataango yi waaw sama première impression mooy décerné nga Daouda Gueye si wàllu xalaama nu muy waxee olof bi xam naa loolu moom doo ko am si man. Non mais le Sénégal c'est ça la force du Sénégal, voilà. c'est la diversité. di wax ne rek bu ñu demee si njàngat li nga xam ne moom moo fi am mooy événement 8 mars dañ koy replacer si benn contexte de crise bu ñu waxee crise nag mooy loo xam ne lépp moo jaxasoo lépp bu jaxasoo day am ku nekk def loo xam ne peut-être bu duloon crise bi doo def loolu ku nekk wax loo xam ne bu duloon crise boobu peut-être doo wax loolu mais dañ ne crise la boo xam ne walla événement yoo xam ne dafa juddoo ci affaire politique walla dafa juddoo ci affaire justice waaye boo defee jàngat bi nga xam ne moo gën a xóot loolu da ngay gis ne événement yi am na yu bari yoo xam ne moom moo ko lal bu ci njëkk bi d'abord am na ñaari nit ñoo xam ne depuis lu yàgg boo defee profil histoire crise bi seen déggoo dafa jafe ci mbirum politique ba nga xam ne kenn mënul baal keneen ki dara wax na ko léegi ci kii bi Ousmane Sonko di def opposition bu radicale lu nekk muy wax keneen ki tamit peut-être muy jàpp lu ñu koy wax question c'est injuste à son égard donc loolu déjà nekkoon na premier élément boo xoolee ci domaine politique li nga xam ne moom moo en tout cas féewale ñaari nit ñi mais boo xoolee tamit ci analyse bu may def da ngay def boo xoolee mbir mi nu mu ñëwee dans le fond ci racines yi da ngay gis ne dafa am problème économique dafa am crise sociale boo xam ne tamit yàgg na Sénégal mu am boo xoolee du point de vue psychologique il faut que ñu xam ne société yi dañuy évoluer peuple yi dañuy évoluer ñu xam ne peut-être Abdou Diouf nu mu doon diriger Sénégal wala Senghor nu mu doon diriger Sénégal Abdou Diouf nu mu doon diriger Sénégal ak Ablaye Wade nu mu doon diriger Sénégal il faut que loolu mu wuute parce que tey population yi dañoo gën a exigeant te exigence population yooyu dañ ci war a bàyyi xel donc mu am ci loo xam ne boo defee njàngat ci mbirum justice nga def njàngat par exemple ci mbirum liggéey xale yi nga def njàngat ci par exemple li ñuy wax maman bi wax na ko fi léegi ci li ñuy wax par exemple yeneen yoo xam ne c'est sur des questions de viol ce sont des justices insociales yoo xam ne chaque jour nit ñi ñu ngi koy vivre donc yooyu yëpp boo ko dajalee day dënkaloo ci nit ñi dañuy dajale ay frustration yoo xam ne dañ koy dajale. donc élément politique bi day ñëw comme benn étincelle. waaw élément politique bi comme élément déclencheur la. mais en réalité boo xoolee la situation du Sénégal ak l'évolution des mentalités et des idées da ngay gis ne am na loo xam ne déjà am na ay éléments précurseurs yoo xam ne war nañ mun a indi lii. très bien voilà Assane wax na léegi. lu ñu mun a jàngat ci sénégalais. mooy que il est capable du meilleur comme il est capable du pire loolu nag nekkul ci sénégalais rek walla nekkul ci. population sénégalaise nit ci boppam mun na capable du meilleur comme mun na capable du pire maintenant c'est selon les circonstances yi nga xam ne moom lay nit ñi di dund loolu mooy indi lépp te boo xoolee en réalité bu ma ñëwaatee ci événement yi dañoo toll woon foo xam ne moment boo xam ne c'est luy benn boroom xam-xam di wax muy Gustave Le Bon muy wax affaire vraiment lu muy wax la psychologie des foules wala l'âme des foules loolu bu ñëwee à un certain moment nit ñi duñu amati xel bu ñuy doxee seeni xol la ñuy doxee seenu naqar la ñuy doxee ba nga xam ne effectivement mun nañu def loo xam ne vraiment après nit ñi dañ koy rëccu. Très bien, donc loolu moo indi carrément les événements du 8 mars. mais nga may ma tuuti rek ma yokk ci dara. Aziz lu mu wax léegi. Oui. il faut que aussi ñu xam bu ñuy ñun acteurs yi bu ñuy wax ak politique yi bu ñuy jëmale rek ci côté waa nguur gi
ñoom waa nguur gi ñu ngi def peut-être loo xam ne waruñ ko def mais nañu xool tamit opposition il faut que ñun muy journalistes yi muy société civile bu ñu toogee aussi ñuy mën a wax waa opposition ñu mën a xam ne ñun ñëpp nous sommes des responsables pour li nga xam ne moom mooy ñëw Sénégal. Très bien, jërëjëf. Donc di wax ay troisième vague wala lii dootu fi am discours de menace boobu ñun ñëpp dañ ko war a bàyyi. Merci beaucoup jërëjëf Ka ñu ngi lay gërëm di la sant ci jàngat boobile ñu wéyal ba tey ak kenn si journaliste yi justement Ibrahima Lissa Faye moom moo jiite Ibrahima bàyyikoon na fi Ibrahima kon dafa am gàllankoor xëy na dafa am lu mu war a defi Bamba Kassé teew na moom mooy ki nga xamante ni moo fi teewal SYNPICS muy syndicat journalistes yi nekk ci réewum Sénégal ak les techniciens nekk si presse bi Bamba kon kàddu gaa ngoog ci li nga xamante ne ni seetaan nga ko ak li nga si jot a dund en tant que journaliste mais d'abord sa première lecture sa première impression ginnaaw bi nga seetaanee film Assane Gueye bi ba noppi. asalaamaaleykum maa ngi leen di gërëm ci invitation bi di féliciter sama mag Assane defe naa lu may njëkk a wax mooy Assane xam naa da doon bañ ñu attaqué ko ne day def corporatisme ndax filmam bi yëpp wane na lépp ci fee yi mais am na benn fee bu mu tëb fee boobu man moo ma gën a soxal bokk na ci li ma gën a soxal bokk fee boobu mooy ci période boobu presse bi média yi dañ leen a tuut baaraam doon leen jéem a xoqatal doon leen menacer attaqué fi ay këru presse loolu defe naa bokk na ci li nga xamante ne ay fee la waroon nañ ko fësal ci film bi moo ne de film bi moom ci boppam mi ko def ma koy féliciter encore parce que courage la dafay laaj courage parfois pour nga def yenn taxaw seetlu yi rappeler nit ñi parce que jamono ji ñu toll mbir yi gaaw na gaawaay boo xamante ne fàtte dafay gaaw donc ci li mu wax moom fi mu sukkandiku pour gën a mën a ñoŋal film bi maanaam image yi mu ngi ko jëlee ci presse bi mu ngi ko jëlee ci média yi donc média yi nga xamante ne ñu ngi leen di duut baaraam di leen léeg-léeg ñu ne da ngeen a far fii wala da ngeen a jeng wala da ngeen a nangam moo ne de si seen liggéey nañu sukkandiku pour mën a wone le film bi loolu mooy kon donc ñoom ñu ngi woon seen place nekkoon à l'époque des historiens du présent di wone li xew gaa nag amoon na xëy na sax ay critiques yoo xam ne mën nañ ko nangu ndax xam nga tant que da nga yem ci fay rek maanaam li fës nga wane ko bañ a am interprétation wala nangam wala jéem a orienté duñ la gaaw a tuddut baaraam ci jamono jooju ba ci jamono ji loolu am na loolu tamit il faut ñu nangu ko mais balaa may continuer sama xol dafa tooy sànq bi may xool image yi ñu wane benn ndaw bu ñàkk doomam ay ronkoñam tuuru muy du tiis ñu ne ñu fukki sénégalais ak ñeent ñàkk nañ seen bakkan mais ñu ne ñu aussi am na ay sénégalais yu bëri ñoo xam ne kenn limu leen am nañ fa ay gaañu am na sax ñoo xamante ne jël nañ fa laago bi ma xoolee élément gendarmerie bi xamante ni c'est suñu sécurité de façon générale bu dul ak wàllum politique waaye wàllu marché ak wàllu leneen ñun ci ñoom nañuy jokk pour suñu sécurité ñu wane ko ñu dagg loxo bi loolu tamit lu ma naqare la lu ma metti la donc rafetlu émission bi rafetlu thématique bi parce que Sénégal aussi il faut ñuy càmbar il faut ñuy pencoo di waxante dëgg au-delà de tout parparloo fait yi mooy c'était une accusation et une contre-accusation jaxasoo na politique dugg nañ ci wala dugal nañ ko ci ba fu mu mujjee mooy li ñu gis nii maanaam buñ ko fàttali ko rek ku ko fàttali ko rek di nga rus li ñu ci war a jàngate mooy defe naa loolu kenn mënu ko dindi mooy Sénégal dégg naa ki ma jiitu léegi wax ni dafa amoon ay éléments précurseurs mais éléments précurseurs yi foofu damay dut baaram suñu bopp ñun médias yi ñun dañ ci bokk xam lu tax
li ñu ci bokkee mooy dafa am benn minorité bu nekk Sénégal muy ñiy way def politique ñi nga xamante ne seen li leen tënk mooy nguur nekk ci nguur bañ koo bàyyi wala nekk feneen bëgg a yor nguur nag ak li muy sous-entendre yépp ah dañoo nekk lu minoritaire ci réew mi mais dañoo nekk ñoo xamante ne ñoo lëmbe réew mi avec la complicité des médias au Sénégal daf ciy rare nga xëy gis leen ñu def ay une jëm ci ay question éducation jëm ci question santé jëm ci question économie ñu naan non est-ce que lii baax na est-ce que système est-ce que budget bi nii ni ñu ko tëggee baax na est-ce que dina tax béykat bi mu non média Sénégal chaque jour 365 jours sur 365 ay waxi politique ay waxi xëccoo nañu def ci boppu Sénégalais non diw complot na ko nii diw kii fàggal na ko kii damm na tànk yi kii waa ji dafa sàcc na xaalis bi nanga mag loolu rek ngay dégg te loolu ñun journalistes yi dañ ci am part ndax Sénégal li fi xew du politique rek bu ñu dajee toute une génération pendant 10 ans 15 ans 20 ans bopp Sénégalais yi ñu siy def dafa ñu si lu dul politique bu ñu xëyee revue de presse yi titres yi lépp politique ba ci biir diine politique ba ci biir lu ne loolu dafay dem ba si sama gis-gis bu gàtt du ma psychologue du ma sociologue mais dafay xaw a nasaxal xel yi ba nga xamante ne xel yi léegi dañuy sensible ci sujet politique. parce que waruñu fàtte ni tas xibaar liggéeyam du rek informer mais informer éduquer nga joxe les éléments d'appréciation yi nga xam ni moom la askan wi war a am ñu fondé wu pour ñu mën a def seen doxalin pour ñu mën a def seen ay choix. particulièrement c'est important. particulièrement loolu mooy mission bi dañ ne la population le public a un droit les journalistes et les hommes des médias ont un devoir suñu devoir maanaam suñu xam naa ne sama waa ji ku dégg wolof la. sa wolof la daaw devoir nu ñu koy waxee. devoir suñu sañ-sañ suñu wareef waaw suñu wareef. waaw mooy di ñoŋal ay xibaar di ko jébbal askan yi nga xamante ni ñoom seen sañ-sañ la pour ñuy jot ay xibaar bu ñu koy jot nag loolu boo gisee ñu naan la presse éduque c'est pas que dañuy yor suñu craie ak suñu tableau xibaar yi ngay jox nit ñi ñu koy jot muy xibaar yu sell ñu ci waxtaan ñoom ci seen biir walla di ci xaatal seen bopp loolu mooy contribuer à l'éducation d'une société. Absolument. bu fekkee ne nag xibaar yépp li ci gën a fës mooy politique xëccoo nguur nga koy def ay non li ma wax c'est très important. toute une génération c'est-à-dire da ngay gis xale boo xam ne bu ma amee 12 ans ba bi muy am 25 ans di nekk université saa bu xëyee li muy njëkk a jàkkaarloo mooy politique ah diw def na nii diw def na nii politique nag xëccoo la ay parloo la loolu aussi bu ñu ko dindi donc kooku bu ñu ko nampatalee ci loolu est-ce que dina ànd ak sagoom ci yenn situation yoo xamante ne pourtant ay situation pour man yu banal la. dafay uti fi mu far te parloo ku nekk xam day muri gët. parce que damay jox benn exemple. mais ay homme politique. xaw ma complot la xaw ma du complot nag dañuy wax damay wax lu leer man bokkuma du ma ne complot la du ma ne du complot. mais ñaata homme politique ci àdduna bi. ñoo xamante ni pare woon nañ pour nekk président. ci yeneen ni réew la nag. mais am lu leen dab. France Dominique Strauss-Kahn xamu leen ko. tigi moo jiitoon économie mondiale. bi muy waaj dem kii du boobu moo nekkoon favori. en pole position way ji ñu dafa am ku dee France man dégguma ko fa dee de. pour affaire Dominique dégguma ko fa. Fillon dafa ñu ko. foofu ay président yu fa génn sax. yu nekkoon président jàpp ñu leen tëj leen. kenn deewul. donc quelque part suñu opinion publique. dañ ko war a tàggat ci mu mën a dékku yéen yi waxuma nag. est-ce que complot la woon est-ce que nii est-ce que waruñu woon def nii nangam loolu daa ko bàyyi ak ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy def politique. xëy na loolu lay def seen si en tout cas daal. pour terminer. man damay ñaaxaat suma gars yi. ñi ma bokkal métier. ne leen nañu gën a fagaru gën a defar laxasaay yi gën a bàyyi xel askan wi ak seeni préoccupation loolu rek moo ci am solo. jërëjëf parloo beeg. yenn orientation yeeg yenn kii amul solo li am solo mooy. dañuy jox ay information yu utile.
pour suñu jeunesse. jërëjëf. ndax jeunesse bii di gone yi. fii ak tuuti parce que ñun léegi ay mag dañ. ñoom ñoo nar a jiite réew mi. jërëjëf donc ñooñu dañ leen tàggat te tàggat bi journaliste dañ si am njëriñ. jërëjëf Bamba Kassé